Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs. élection locale yu 2022 jamono ji bëri na coow loolu ndaxte ñi nga xamante ni ñooy coalition Benno Bokk Yaakaar jamono ji seen défaite ñoom nanguwuñ ko benn yoon si kanamu ñi nga xamante ni ñooy coalition Yewwi Askan Wi rawatina foofee ca Médina wala sax ca Pikine foofee ca Guédiawaye la ñu nangoogu ni carrément ñi di waa Yewwi Askan Wi gagné nañ leen waaye nag bu ñu sukkandikoo si yenn chroniqueurs yi nekk si benn télé comme ku si mel ni Pa Assane moom nag di jukk di dànkaafu di wax ak ñi nga xamante ni parti au pouvoir maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar di wax rek naan dañoo war a accepter maanaam a nangu seen défaite bu ñu am si kanamu coalition Yewwi Askan Wi ndaxte jamono ji kat coow li bëri na loolu te coow li nag mën naa jur lu nekk mu doon loo xamante ni ay kaddu yu Pa Assane Seck yëkkati rek la teg ko si ñi nga xamante ni ñooy parti au pouvoir di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ne nag jamono ji élection yi jeex na ak bépp maire boo xamante ni da nga doon jubilé na nga bañ jubilé bu am doole loolu ndaxte li nga xamante ni mooy mairie bi nga doon sàkko bis boo ko amee rek da nga war a tiit ndaxte lu yàgg wala sax lu yéeme rek mën na la see dal nee na toog na nga toog nag toog boo xamante ni toog bu rafet rek lay doon ndax boo fi jug mu mën a rafet waaye nag bu fekkee ni da nga fee toogin bu ñaaw bis boo fi jugee di nga ami gàcce te gàcce nag jamono ji kenn waru ko sàggane ndaxte boo sàgganee li nga xamante ni mooy gestion bu mairie ba rek jamono ji joojee nga xamante ni dañ lay yëkkati dinañ yëkkati ak gàcce moom nag di Pa Assane mi ngi naan Racine Talla mi ngi tooñ ki nga xamante ni mooy Ahmed Aïdara naan ko li nga xamante ni mooy gestion bu mairie bokkul ak li nga xamante ni mooy revue de presse moom Pape Assane nee na nag loolee dëgg la foofee la ko waxee ca Subatel ca Sen TV nee na nag gestion mairie ak revue de presse du dara waaye nag na xam ni kii di Ahmed Aïdara dafa dafa xeex ba am li nga xamante ni moom la bëggoon ba loolee sax da ko jaraloon ba mu dem dafi formation ba gestion des entreprises ak nu fu mën ci demee waaye nag jamono ji coow lu bëri am na foofee ca Rufisque ak Pikine ak foofee ca Thiès jamono ji affaire bi dafa seera loolu moom nag di Pa Assane wax na si li nga xamante ni mooy conseil des ministres bu amoon démb foofee ca palais de la république ki nga xamante ni ñooy Ablaye mooy ki nga xamante ni mooy Macky Sall boo moytu nag dina dagg ay bopp yu bëri dina romp li nga xamante ni mooy ministre yu bëri laaj leen li nga xamante ni mooy compte rendu bu ñu war a am seen diggante ñoom ministre yi waaye nag kii di Macky Sall ginnaaw bañ ko gagné si li nga xamante ni mooy élection locale yi dina xoolaat bu baax fan lay teg tànkam. Les gens ont célébré en tout cas ñi nga xam ñu ngi wax ne que ñoo gagné mais attention à une chose fête bu bëri baaxul. fête bu bëri baaxul. waaw donc si ça s'arrête à c'est un vote au contraire képp ka nga xam ne fal nañ la Ahmed ak ña sa des ñëpp ku si ne da ngaa war a lëlu tiit da ngaa war a tiit. li lay xaar dafa rëy. parce que tiit mooy da nga doon sàkku yëg nga nag benn na fi am toog mu rafet parce que mu yéex mu gaaw da ngay wàcc toog mu rafet boo paree jébbale léegi nag yàlla na fekk booy jébbale la taxoon nga toog fa am valeur nit ñi nawee la ko. parce que déception bi dal ñenn ñi ci jamono bii ñu leen di xool bëtëb gàcca yàlla nañ ci yàlla musal bëtëb gàcca te bëtëb gàcca du lenn lu dul sàgganee gestion. gis naa Racine Talla kilifa ba baax boobu nekk RTS mu ngay araftu Ahmed mu ne ko mairie ci li ñu wax mairie du revue de presse dëgg la mbirëb mairie gérer collectivité locale territoriale du mbirëb revue de presse wante ka xeex ba gañ a mairie waaye xam naa ne moos ne du mbirëb revue de presse Ahmed dadul ka ndaw daa kaa xeex daa kaa ñafe ba toog fa moo la gën a xam ne fàttali nag baax na ni kilifa bi def fàttali. mais moi je pense que à force des many acharnement à force des many dañ li koy jéem a déstabiliser ki dem ba xam li mu bëgg lu mu laaj mu dem ba jàng ko waaye masama nag ngeen may ko xam-xamam. waaw bi mu nangul ko cëram bi mu sàkkoo bëgg-bëgg bi ci la dem def formation bi. justement mën ko pour la gestion territoriale. et puis y a une chose. damaa gis benn kaddu bu ñagas xam nga si àdduna. am na ñoo xam ne taxaw nañ fi ni diw ba faloo ma tuddee leen ma diw ba faloo woowee leen ma diw. ba faloo nangam xastekat yi. am na ka nga xam ne dañu kaa xas ca dëkkam. mu ka xasoon maire ba ka xasoon mu dejj di ko tey toog place am
waaw na ko woowee tur bi mu ko wax. waaw kay maanaam parce que Dieu il est juste. te kaa nga xam ni sous-estimé nga ko. dala romb borom bi moo la def nii. local yi ngay wax nii daa am lu si xew. am na lu si xew de. lu si xew noonu. Rufisque. Pikine. Thiès. ñu ngi laam-laame Yewwi moo gagné Benno moo gagné Wallu moo gagné Pikine waa Benno ne ñoo gagné jaxasoo boobu nañ ci def attention yàlla na si jàmm rek topp. Justement, Amin ya Rabbi. Alors, Macky Sall dit adieu aux ministres. Préparez vos dossiers. Un premier ministre arrive. Tantôt, Junjungoko. Kan moo dal sa kan moo ñëw sa xel. Kiñ ma wax mënu ñemeeguma ko wax. nee nañ am na ku wax léegi ne Fouta Tampi lay jugee. On relate les faits. démb conseil des ministres dafa amoon. waaw ayaka guddee. président bi mu ngi waajal gaañi. képp ka nga xam ministre nga woon ci jamono bi daal lijjanti sa bopp préparer say dossier waajal nag xam ne que kat da nga war a rendre compte président bi ci li ñu dénkoon parce que soit da lay téye wala daf lay libérer may wax famille yu ministres yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey collaborateurs yi fi mu ne nii sunu kilifa diine yi ba ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam nit ñaa ngee fàq jëm ci ñoom pour bañ a wàcc yàlla nag moo yor app wallaay ku si nekk sa destin bi ngay nekk ministre bi ngay nekk directeur de cabinet bi ngay nekk leneen dafa am limite. ba limite ba jotee mu tàmbali da ngaa tàmbali ba jeexee da nga kaa jeexal ñaan nag baax na waaye niñ ci fësee nii di daw nii jublu kilifa yi naan leen waxal ak sa waay bu ma wàccee dimbali ma la ca des xam nga bu ma wàccee jamono bi damaa entamé woon ñi entamé woon yenn chantier yi ak yenn projets yi aussi parfois bu ñu leen wàccee day xaw a diis mais une chose est certaine ki nga xam ni moom benn at a ko fi dese wala benn at ak genn wàll mu di président Macky Sall yàlla na yàlla kàttanal ko ba lépp la nga xam ni amoon na yàqu-yàqu ñagas-ñagas ci nguuram ci li des yàlla kàttanal ko ba nit ñi gis la rafet la nga xam dañ naan ndeysaan lii de amaana bu teeloon am doon na baax nga xam ni dafa dem ci anam yi rafet ya jekk kenn du ko ŋàbb premier ministre bi nag bi nga xam ne mu ngi kaa indi ba ko indee ci politique dana juumaat ba ko tegee ci mbirub liggéey dana am daal. mais est-ce que xelu sénégalais yi du ñaaw côté boobu noonu ndax bu fekkee da nga am say DG directeur d'entreprise d'État nga am say premier ministre ay say ministre autant pour moi nga pousser leen justement dans ce marathon des collectivités locales Assane Seck à un moment donné c'est les pousser à faire que de la politique politicienne à penser qu'à son intérêt propre. mais loolu moo indi échec bi madame Touré moo tax Louisa Diagne monsieur Ndaw Binta Ba Maam Sidi Ndiaga Fall Ibrahima ak képp ka fa nekk ci régime ba ak ña ca des ak ñi setaan celui qui a perdu ces élections locales là du maire yi du DG yi du ministre yi c'est le président Macky Sall qui a joué et mal joué et qui a perdu loolu moo la dëgg parce que baa jëlee ay nit teg leen ci compétence ñoom dana liggéey rek mais l'erreur monumentale mooy falu jël képp ka nga xam ne ànd ci administration bi nekk maanaam képp ka sekk ak président Macky Sall non da nga war a dem lijjantil ko nit ñi waaye nit ñi kañ ngeen leen di lijjanti ak kañ ngeen di liggéey. mais nag nañu xam ne nii la jeunesse et la population sénégalaise est très consciente et très réveillée en ce moment. Pour revenir sur un peu Yewwi je crois que Yewwi ñoom dañoo ñëw en tant que des guerriers. Oui. d'antan. Oui. guerrier nag musuma gis fu mu nelawee musuma gis fu mu taxawee musuma gis fu mu yaafuse musuma gis fu mu yaradalee kon nag et puis ay ndaw la gën a constitué il n'y a que de jeunes en grande partie et cette jeunesse c'est ça l'émergence justement d'un pays et que je ne crois pas que Pa Assane Seck ñoom jeunesse boobu ndaw yooyu noonu nga xam ne ay Louisa Diagne ci la ñuy bokk yu ñëpp a ngi dem à un moment donné ils vont pas se coucher et se dire on est yow loolu yëpp pas la mais dafa am madame Touré dafa am liggéey baa ngi doog commencé. dafa am benn jamono bu njëkk sunu papa yeeg sunu maam yi. dafa am nu ñu daan politiquer dañ daan fonk nit wekk ko. léegi sax fan ko. waaw di lay. léegi jamono bi xam nga la xew. diggante bi oto ba rafet baax na. waa ji am na xaalis am na teraanga yëpp baax na léegi sénégalais yi dañoo romb foofu. très bien léegi sénégalais xam lu ñu xam. waa ji xalaatam baax na de.
waa ji liggéeyam rafet na de lu concret bu sincère ñu ànd ak yow bu foowee nu bala kaka ci comprendre xam nga kaka ci comprendre wu nag jàpp ne mbir mi da ngaa jaay naxaate bol de teg xel kii du dox parce que sama rakk yi ak sunu doom yi ñoom beneen façon xalaat la ñu amee et ils sont tellement pratiques. Et il y a une chose qui a existé ci élection yi xam nga moo la lan bu njëkk 2000 alternance 2000 la presse sénégalaise a provoqué cette alternance là en 2012 la presse sénégalaise a provoqué l'alternance. En 2022 la presse sénégalaise n'a pas provoqué ces résultats là. En 2022 les réseaux sociaux ont justifié ces résultats là. Très bien Aïcha mi ngi noonu Baye Assane Seck kon nag xel mën na dal ci Yewwi Askan Wi waaye tamit nguur gi dañuy defaraat seen toogaay et comme on l'a si bien proposé hier Luisa Diandi mooy dañu war a lëkkaloo opposition dafa war a dugg ci biir nguur gi dugg ci biir opposant yi bu ko defee ñu càmbar bu dee Sénégal moo leen ñor bu dee seen ego personnel mën nañ ko teg de côté Sénégal ñor leen ak sénégalais yi. dugg ban façon dugg. mooy li ñu doon wax démb bu fekkee ni le maire sortant Ahmed Aïdara bu ñëwee ba foofu. xool qualité quoi mu xool qualité gis ne kii am na qualité ci liggéey bi da koy def collaborateur peut-être lointain mais di seq ak moom jàmm di waxtaan ak moom mu rafet rek. et am na kuy naan le parti au pouvoir est majoritaire pour ces locales alors moi je pense que c'est c'est très ironique hein? Parce que quand on perd Thiès on perd Dakar on perd Madame Touré. On aura tout perdu quelque Madame part. Touré. Hein? Tu as eu raison de rigoler quand même. C'est ironique. C'est ironique. Madame Touré. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.